بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Chers fidèles, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions sur le nom des messagers, notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Chers fidèles, nous sommes toujours dans ce mois de Shawwal et notre plus grand souhait en cette période, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala exaucer et accepter nos dévotions entreprises durant les nobles jours et nuits du mois passé. Ce qui fait que les pieux prédécesseurs et les hommes pieux ne cessaient de demander à Allah d'accepter leurs adorations et particulièrement celles du jeûne, comme on le rapporte depuis prédécesseurs. Et Allah Ta'ala dit en ce sens: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Nous espérons tous rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, satisfait de nous, ses serviteurs, et en ce jour grandiose, alors qu'il a agréé nos œuvres. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Allah a dit, et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rend son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection. Oh, combien nous avons jeûné durant ce mois, combien nous avons prié les nuits et combien nous avons fait de l'aumône. Nous prions à Allah, Seigneur du trône immense, de faire de ces adorations un moyen d'acquisition de la joie au jour de la rencontre céleste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il serait aussi très important et utile de pencher notre regard sur tout ce qui est susceptible d'annuler nos œuvres afin de pouvoir les préserver. D'après Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, le prophète, paix et salut sur lui, a dit: il y a trois personnes dont Allah n'accepte ni œuvre obligatoire ni surrogatoire. Il y cite celui qui se comporte mal avec ses parents, celui qui rappelle aux gens le bien qu'il a
fait pour eux et celui qui démarre le destin. Rapporté par Ibn Asim et authentifié par le noble cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. Le parent, qu'il soit père ou mère, occupe une place importante en islam, au point que se comporter mal à son endroit vous lève du concerné au rejet, comme ce hadith le stipule. Chers fidèles, avez-vous été bienfaisants envers vos parents en ces derniers jours, mois ou années? Êtes-vous comportés avec bonté à leur égard? Avez-vous semé de la joie dans leur cœur? L'acceptation de vos œuvres pourrait dépendre en grande partie de cela. Chers fidèles, la bonté envers les parents a diverses particularités, parmi lesquelles elle est considérée comme une adoration. Allah Ta'ala dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses parents, c'est-à-dire père et mère. Et nous savons tous, comme la règle de fiqh le dit, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala montre une obligation, et tout ce qui est obligatoire en islam n'est autre qu'une adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également subhanahu jalla wa ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. La bonté envers les parents est une forme de djihad. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu relate qu'un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé d'Allah, je te prête serment en m'engageant à émigrer et à combattre dans la voie d'Allah, recherchant en cela sa récompense, gloire et pureté à lui. Te reste-t-il un parent en vie? Lui demanda le prophète, paix et salut sur lui. Oui, répondit l'homme, les deux mêmes. Recherches-tu vraiment la récompense auprès d'Allah, exalté soit-il? Oui, insista le compagnon. Retourne auprès de tes parents et tiens leur compagnie de la plus belle des manières, rapporté par Bukhari et Muslim. Chers fidèles, la bonté envers les parents précède toute autre bonté en dehors d'Allah et de son messager. Abu Hurairah radiyallahu anhu relate qu'un homme vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Il lui répond: ta mère, ta mère, ta mère, à 3 reprises, puis ensuite il le dit: ton père. La bonté envers la maman, envers nos mères, est un moyen facilitant l'accès au paradis. D'après Jahima radiyallahu anhu, je me suis rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consulter concernant le djihad. Ainsi, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: as-tu tes parents? Il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: accroche-toi à eux, car le paradis est sous le pied, et particulièrement sous les pieds de la maman, comme le prophète le dit dans un autre hadith. Chers fidèles, ceci est une liste qui ne saurait être exhaustive, qui parle des particularités des parents ou bien de la bonté envers les parents en islam. Aussi, la bonté envers les parents se manifeste par ce qu'on va citer. Premièrement, le fait d'invoquer en leur faveur. Allah Ta'ala d'ailleurs nous l'ordonne: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Il en fait partie l'assistance durant les moments nécessaires, comme dans les tâches ménagères ou dans tout autre service. Troisièmement, le fait de soigner le langage devant eux et surtout utiliser les mots qui sont les plus appropriés devant eux.
Allah Ta'ala, il dit, quand l'un d'eux atteint l'âge de la vieillesse, il peut être difficile de parler avec lui. Il peut te parler mal, un parent, père ou mère. Mais il dit, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Il fait partie de la bonté envers les parents, le fait de les aimer comme ils nous aiment. Il en fait partie le fait de visiter leurs proches, leurs amis, leurs bien-aimés après leur décès, ou de faire de la sadaqa jariya également pour eux, ou bien de payer leurs dettes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. gannaaw sant sunu boroom subhanahu wa taala julli ak sëlmal ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénk sunu bopp bàyyi xel sunu boroom ci jëfe ay ndigalam ak bàyyi ay tereem. gannaaw loolu mbokk yi, lislaam diine la joo xam ne dafay yombalal nit ki ngir mu tàbbi aljanna. yombal boobu mu koy yombalal yoonu aljanna daf koy jaarale ci ay digle yoo xam daf ko koy digal, waaye tamit ay tere yoo xam ne daf ko koy tere. digle yooyu ak tere yooyu nekk loo xam ne dafay wéy di ànd ak moom ci ngir dundam gi yépp. moo tax borom bi waxoon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na nga jaamu sa boroom ba dee di la dikkal. moo tax lislaam yombal yi mu yombal ci léeg-léeg mu am moment yoo xam ne day gën a propice ci nit ki def ci jaamu yàlla, tekkiwut ne ci yooyu rek lañ digal nit ki def ci jaamu yàlla. waaye jaamu yàlla yooyu moom def ci moment yooyu bokk na ci koor gi nga xam ne génn nañ ci, daa war a nekk loo xam ne dafay ànd ak moom, daa war a nekk loo xam ne dafay takkoo ak moom. génn nañ ci fan yële wees ci weeru màgg woo xam ne kenn ku ne ci ñun bokk na ci yaakaar yi gën a rëy yi mu am mooy borom bi subhanahu wa taala nangul ko lam ci defoon. bokk na ci ngëneel yooyu mooy la ñu xam ci laylatul qadr, nga xam ne ku ci yàlla nangul sa jaamu yàlla moom mooy ëpp ki jaamu yàlla nangu ko lu tolloog junni weer. loolu nekk lu rëy. kon yàlla bu nangoo lool rek mooy nit ki am na lu baree bari. kon ci loolu dañuy wëyal suñu làmmiñ comme ni ko salafu saalih doon defee di ñaan borom bi gi mu daan dangu loolu nga xam ne weesu na ci weer woowu. te ñu bañee naagu jàpp ni que texe nañ, waaye nañ ci boole di ñaan borom bi daan nangu li nga xam ne defoon nañ ko ci weer woowu. beneen bi nga xam ne war nañ ko cay boole nag mooy bàyyi xel lépp loo xam ne mën naa yàq jëf yooyu nga xam ne defoon nañ ko ci weer woowu. bokk na ci yooyu xeetu bokkaale ak yeneen yoo xam ne dana am yoo xam ne dinañ ko tudd ci suñu taxawaay bi. dañuy dem ci Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñett nit yi nii yoo xam ne borom bi subhanahu wa ta'ala du nangu seen jëf. ñett nit yi nii yoo xam ne borom bi subhanahu wa ta'ala du nangu seen jëf, moo xam mu nekk jëfu farata wala bu nekk jëf joo xam ne jëfu naafila la. mu ne kenn ci mooy ki nga xam ne day dog mbokk. mu ne ñaareel mooy ki nga xam ne du am teggin yi war digganteem ak ay waajuram wala nekk di def njekk jëmale ci ay waajuram. keneen ki mooy ki nga xam ne dafa weddi ndogal te mu nekk loo xam ne dañ cee dëppoo ci ne dafa bokk ci li jullit bi war a fas ci
xolam comme ni ñëw ci xadiisu Jibril yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko Jibril laajtee ci imaan ngëm daf ko wax juróom benn mu bokk ci yooyu mooy wax ko ne dafa war a gëm dogal moo xam dafa baax wala bu nekk loo xam ne dafa nekk safaan. ci xadis lañ ci gisee nii waajur wàccuwaay wu màgg la am ci lislaam bal wàccuwaayam dem na sax ba ni bu ko nit ki sàgganee ay àkkam mën naa tax borom bi subhanahu wa taala daal di neenal jëfu nit ki. moo tax kenn ku ne si ñun war naa laaj boppam ci ne ndax def na njëkk jëmale ci ñaari waajuram ci lu weesu ci ay fan wala ci weer yi ñu weesu wala boog sax ci at wi yépp. wallahi lii bu ñu la ko laaj wala nga koy laaj sa bopp léeg-léeg mu nga koo xeeb waaye fekk ne am na ndaw yoo xam ne bokk na ci li leen gàllankoor ci seen dund mooy seen ay waajur fonk ñu leen. moo tax ku ne war naa taxaw laajaat boppam ci ñi nga xam ne am nañ ay waajur yu dund ndaxam sama ay waajur lu war ci ñoom maa ngi koy def, ndaxam maa ngi leen di bégloo, ndaxam maa ngi jël sama alal di ko bokk ak ñoom, ndaxam li mu yàlla defaral ci kàttan maa ngi koy bokk ak ñoom ci di leen dimbali, ci di leen taxaw ak di leen aar. mbokk yi jëmale njëkk ci ñaari waajur mën nañ ko fësal ak wane wàccuwaay gi mu am ci ñu waaje lim bokk na ci mooy ne dafa bokk ci ay jaamu yàlla yoo xam ne borom bi daf ciy fay tuyaaba. borom bi nee na dénk nañ doomu aadama mu def njëkk jëmale ci ñaari waajuram. ci beneen laay mu ne borom bi day dafa digle ñu bañ a jaamu keneen ku dut moom, waaye nag def tamit njëkk jëmale ci ñaari waajur. dañuy wax ne ndigal borom bi ci alquran day tekki farata, day tekki wareef, al amru lil wujub comme ni ko boroom xam-xami usul yi di waxee. te lépp loo xam ne farata la dañ ci jàppee ni kon loolu jaamu yàlla la. kon dañ ci gis ne kon jëf njëkk gi ngay def njëkk jëmale ci sa ñaari waajur dañ la ci bindal tuyaaba yi koo xam dafa def jaamu yàlla, bal daa bokk ci yi nga xam ne ay farata lañ ci kaw kenn ku ne ci ñun. mbokk yi def njëkk jëmale ci ñaari waajur daa bokk ci benn xeet ci xeetu jihaad yi nga xam nit ki mën na koo def. nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés ndaw ñëw na ci moom ne ko daa bëgg a dem ànd ak moom gàddaay, pare na it pour génn ci yoon yàlla ngir xeexi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ndax kenn ci sa ñaari waajur ñu ngi dund, mu ne ko ankay ñoom ñaar ñépp ñu ngi dund. mu ne ko fa fiihima fa jaahid, demal nga def sa jihaad jëmale ko ci sa ñaari waajur ci di leen toppatoo, di nekk seen bëgg-bëgg feek waroo wut ak sa diine. comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee, buñ nga xeexee buñ ngay forcé ci nga bokkaale ma ak leneen loo xam ne amuñ ci benn tegtal, mu ne fala tuti'huma. waaye à part loolu mu ne wa saaxibuhuma fi dunya maarufa, na nga nekk ak ñoom ci anam gi mu gën a rafete fii ci àdduna. bokk na ci ba tey mooy ne balaa nit ki def njëkk jëmal ci keneen ku dul sa waajur, à part yàlla ak yonent bi, waajur yooyu ñoo ci yey, ñoom ñu war a jiitu. kon moo xam sëriñ la, moo xam xarit la, moo xam keneen la, ak ku mënti doon ak bépp wàccee bu mën a am ci yow, jàppal ne jëfe njëkk jëme sa ñaari waajur moom moo jiitu yooyu yëpp. moo tax nit ñëw ci Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kan ci nit ñi moo gën a yeel lool ci ma def njëkk jëmale ci moom, mu ne ko sa waajur bu jigéen, sa yaay. wax ko bu ñetti yoon, après mu ne ko sa waajur bu góor. kon loolu di woy ni kon gannaaw yàlla ak yonentam ñoom ñooy jiitu ci njëkk goo xam ne ki war na ko mën a def. bokk na ci ba tey mbokk yi moom mooy jëf njëkk jëmale si ñaari waajur yoon la ngir nit ki mën a ci amee aljanna. ngir ñëw ci Nabi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ba tey waxu jihaad, mu ne ko ndax sa ñaari waajur ñu ngi dund, mu ne ko ankay ñu ngi dund. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga dem def njëkk jëmale si ñaari waajur yooyu ndax aljanna moo ngi ci seen ronu tànk.
ci buntu bi nag nga gisee Nabi sallallahu dafa gënale def njëkk jëmale si ñaari waajur par rapport ak jihaad tekkiwut ne loolu mooy lu jiitu abadan déedéet waaye buñ toll ci période boo xam ne dañoo not lislaam boobaa kon def njëkk jëmale si ñaari waajur day nekk lu jiitu ci def jihaad bu dee xaaja bi taxaw na wala sax am na boroom xam ne wax ne que ki njëkk ki moom waajuram bëgguloon mu dem bal da doon jooy ba mu gisee nii mu ngi génn dem waaye lu mën ci am loolu du ngànt ci ñu bàyyi jihaad bu dee dañoo not waa lislaam wala boog waa lislaam nekk loo xam ne dañoo faible. kon wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jiital def njëkk jëmale si ñaari waajur li muy wone rek mooy ne kon def njëkk jëmale si ñaari waajur lu màgg la ci lislaam bal daa bokk ci nga xam ne ay farata la moo tax mu gam-gam lay ko ak benn ci ay farata. am na nag li nga xam ne noonu la def njëkk jëmale si ñaari waajur di feeñee ci sunu jëf bokk na ci yooyu moom mooy nit ki di ñaanal ñaari waajuram moo xam ñu ngi dund moo xam dañoo faatu bokk na ci yooyu ñaan rabbi irhamhuma kama rabbayaani saghira ak bépp xeetu ñaan boo xam ne mën nga ko def surtout nag bu ñu faatoo ndax indi sa waxoon na ci xadiis ne bu nit ki faatoo ay jëfam yépp dañuy arrêté ba mu des ñetti mbir bokk na ci yooyu mu waxoon mooy bu fi bàyyi woon doom bu baax mu di ko ñaanal kon bu ñu faatoo moo ci raw suñu daan leen di ñaanal njéggalu suñu boroom ak yërmandeem moo tax saxaaba yi Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax am na xeetu njekk gi may def jëmale sama ñaari waajur gannaaw bu ñu faatoo mu ne ko ankay am na mooy nga daan leen njëggal ak yërmande suñu borom subhanahu wa taala mu daal di lim yeneen yoo xam ne danañ ko gis bokk na ci ba tey mooy nit ki da leen dimbali ci seen ay tâche comme ni ko yàlla waxee wa saahibuhuma fi dunya ma'rufa kon lépp loo xam ne dañu koo digal fekk nekkut mooy suñu borom subhanahu wa taala day war day jaadu nit ki jiital loolu balaa moo def leneen mais déedéet ku lay wax defal ngay xuntu déedéet ñu lay xas sax ngay xuntu comme ni ko borom subhanahu wa taala waxee ci benn laay bu ñu tudd sànq mu ne imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima bokk na ci ba tey moo nit ki sàmm làmmiñam comme ni ñu ko waxee ci laay bi wees ak nit ki am mbëggeel ak cofeel jëmale si ñaari waajuram doo gis ku la gën a bëgg sa ay waajur surtout sa waajur bu jigéen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés da doon dox ci ñoo xam ne dañoo nekkoon ay captif de guerre ci dox bi rek mu gis benn soxna boo xam ne da doon wër doomam ba mu seen cig ñañu jàppoon ci guerre bi soxna daal di daw jëm ci doomam jël ko di ko nàmpal ci yërmande bi mu am ci moom fàtte ne sax dañ ko jàpp mu ne ndax Yonent bi sax ne leen gis ngi ndax xalaat ngeen waajur bii daal di sànni doomam sawara ñu ne ko déedéet ndax yërmande bi mu am ci moom ak cofeel ak mbëggeel moo tax kon suñu waajur tamit dañoo bëgg dañu leen ko war a delloo loolu mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla bokk na ci ba tey nit ki gannaaw ba nga xamante ne faatu nañ nga leen di ziyaare seen ay mbokk ngir jokk mbokk yi nga xam ne dañ ko doon jokkee jaarale ko ci ñoom ak tamit bu ñu amoon xarit ngay fexe di leen màggal di leen teral ak di dox di def nekk jëmale ci ñooñu ak tamit bu doon dañoo amoon kóllëre ak ñenn ci mbiru alal ak wala boog fu munti nekk bu dee mën nga koo matal nga daal di koy matal surtout nag bu doon bor la boo xam dañ ko am bor googu moo xam dafa nekk borub xaalis wala bu nekk borub jaamu yàlla comme xeetu ni la soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama waajur bu jigéen day dafa nidaroon sàngam ci benn riwaaya dañoo indi ne dafa nidaroon dafay dem def xaj ci benn riwaaya day woor mu ne ko ndax mën naa ko fayal boru nidar googu mu ne ko ndax bu doon àqu nit dañ koy fay mu ne ko waaw mu ne ko àqu suñu boroom moo gën a yelloo ñu daal di koy fay kon mënees na leen fayal seeni jaamu yàlla wala bokk yoo xam ne ay bor la yu ñu am ci nit ñi beneen bi ñuy tëjee mooy def lu mel ni sadaqa jaariya daal di koy yéenee
waajur yi nga xam ne dañ cee faatu. bi ci gën nag mooy sarax ndox. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ban sarax moo gën ci bunt bii mu ne leen saqyul ma mooy nandalee ndox. ki nga xam ne moo ko laajoon su jur mooy Saad la mu def ngir dëggal wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gasal waajuram yi faatu woon teen. kon tamit pas ndox booy jël benn benn di séddale mais ndox boobu dafay nekk sadaqa jaariya ndax xadis ba waxoon ñett yooyu daf cee boole woon xeetu jëf yoo xam dafay nekk sadaqa jaariya. kon xeetu ndox bi gën saraxel ko waajur yi moom mooy saraxel leen loo xam dafay sax bokk na ci gas teen wala def forage wala lépp loo xam ne nduru na ak loolu. rabbana atina fi dunya xasana wa fi l-axirati xasana wa qina adaba annar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta al-wahhab. allahumma ighfir li abaina wa ummahatina al ahyaai minhum wal amwaat wa qumu ila salatikum yarhamukum allah. jumtuwaay yu xarale yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo tey di ci tasaare woote bi lislaam nga dëgëral ñi ko yore moo xam ay site internet la wala ay chaîne la wala ay jàppale leen ca lañ soxla jëndal leen ay caméra wala nga jox leen dara lu mu mën a doon jàppale leen ngir ñu mën tasaare liggéey boobu yi ñu nekk loolu dara gënu ko rëy ci suñ jamono ji ñu nekk. loolu yi day ay denc la yoo xam ne loo ca tàbbal ëllëg da nga dekki fa sa boroom ne ak a neexoon ba ma yoree 20 dërëm dugal ci fukk ya ak a neexoon ma dugaloon ci 20 yépp dese sama loxoy kese.